salaamaaleykum internet enquête 221.com dellu si waat nañu ci seen site internet bi ngeen préféré di enquête 221.com di leen indil seen résumé de l' actualité de la semaine ngeen sopp ko loolu muy Actu 8 nag damay wax saa su nekk duma ci wét ma ciy feggoog sama naataangoo Ami Pay Fall ma bàyyi ko moom mu nuyoog internetu enquête 221.com. ma di la fay Amina suñ mbokk internet yu enquête 221 nuyu nañ leen di leen jaajëfal comme niñ koy defee rek chaque samedi mu di tënkum xibaar bi nga xam ne nag ci Actu 8 lañ koy defee di leen faram-fàcceel rek xibaar yi nga xam ni jaar na fi si biir semaine bi lan lañ koy dooree. saa su nekk niñ ko tàmm di defee politique lañ koy dooree fi ñuy dooree ci politique nag moom mooy ab teesante bu am ci diggante parti bii nga xam ne moom mooy bu borom réew mi di Macky Sall ak parti Idrissa Seck di réew mi ndax kat mu mel ni dafa am benn tees dàgg sante bu fa amoon ba kii di Mahammed Boun Abdallah Dionne di jëwriñ ju njëkk daal di tontu ki nga xamante ne moom moo di Déthié Fall. Déthié Fall nag moom nag ak ki nga xam ni moo di njiitam mu di Idrissa Seck ñoom nag ñoo doon wax ki nga xam ni moo di Macky Sall vision wam dafa limité trop ndax vision wam ci jam ñaajo rek la yam investissement yu mu am rek ci jam ñaajo da koy def looloo tax rek ba Boun Abdallah Dionne nekk ministre d'État di ci andi ay leeral bu baax waaye tamit di tontu ñoñam yooyu naan leen vision Macky Sall de moo gën ndax Macky Sall moom mi ngi defar li nga xam ni moo di réew mi nekkul di jël xaalisam di ko sànni ca bitim réew mu nekk loo xamante ni nag nekk na ab wax ju sew boo xamante ni am na ñoom ñaar seen diggante ba ku nekk ma ngi ciy andi ab tontu. teesante di wéyandi di am ci langum politique bi ba tey ki nga xamante ne moom moo ci àdduwaat kat mu ne kii nga xam ne di Souleymane Ndéné Ndiaye moom tamit faree ca Macky Sall am na ay kaddu yu mu yëkkati daal di koy teg ci kii nga xam ne Seydi Gassama la nekk àttekat. ki nga xam ne nag moo di Souleymane Ndéné Ndiaye nekkoon fi sax ministre ci jamonoy Ablaye Wade moom sax jamono ji dafa mel ni dafa faree ci fi nga xam ne moo di Macky Sall ndax ma nga naan Macky Sall bul dellu benn yoon ginnaaw ci marche bi nga xam ne nag waa ñoo lànk ñoo bañ fas yéene nañ ko def ba tax na rek ñi nga xam ne ñoo di takk der yi nañ génn en masse jàmmaarloog ñi nga xam ne moo di askan bi mu nekk loo xamante ni Seydi Gassama ñaawlu na ko ba bu baax a baax ndax mi ngi naan kii di Souleymane Ndéné Ndiaye ay kàddoom nekkul yëfu responsable du yëfu kilifa. bu ñu jógee ci loolu mu mel ni njiitu réew mii di Macky Sall takk na aw yoon fas yéene génn réew mi. ñu gis ni rek bis bu coow wala sax bu daal di jàmmaarloo fas yéene am askan bi bëgg a génn méttitlu li nga xam ne moo leen métti Macky Sall nag moom jamono jooju ma ngay daw bu baax fii ci réewu Sénégal. ndax ma nga jëm ci ab sommet ci bi nga xam ne nag ma nga am fee ci diwaanu Abuja ci sommet boobu nag ñu ci waxtaanee lu jëm ci wàllu monnaie bi ñu naan monnaie éco nag mu nekk monnaie boo xamante ni moo nar a lëkkale ñi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu CEDEAO ginnaaw nag bañ ci sooboo ay waxtaan yu bëree bëri waxtaan ya ma ngay woy di am. lu soxal troisième mandat wu président Macky Sall mu mel ni kii nga xamante ne moom moo di Malick Konté mi ngi ciy indi ay kaddu yoo xamante ne dafay artuwaa réew mi. Malick Konté nag mi ngi naan lii di coowal troisième mandat depuis bañ koy waxtaanee fii ci diwaanu Sénégal ba tey moom yooyu ci woon yàbbi da doon xaar rek moment opportune pour daat see wax waaye ma ngay artu bu baax naan Macky Sall fii réewum Sénégal doo fi am troisième mandat te askan bi duñ si bañ dara ci coowal troisième mandat boobu su naree am rek ñoom bañuñu si sax ba ci teg tayle seen bakkan. bu ñu jugee ci loolu ñu dem ci xibaar yi nga xamante ne moom moo soxal wàllu njàng ak njàngale li soxal njàng ak njàngale liñ koy ibbee mu mel ni fële ci UGB di université Gaston Berger ba nekk Ndar foofu noonu kat daara ju kawe ja étudiants yi fa nekk dañoo décréter ñeenti fan yoo xamante ne ngénte tubaab lañ koy tuddee. ngénte tubaab nag mooy jamono ji nga xam ne nag étudiants yi dañuy dugg ci restaurant yi lekk ba nu mu leen neexee te duñu fay dara fas yéene wu ñu jënd li nga xam ne moo di ticket te dara waralu ko lu dul ñi ngi ñaxtu ci gouvernement bu Sénégal ñu daal di fay bourse étudiants yi nga xam ni boobu ba léegi ñu ngi koy xaarandi gisaguñ ko. ay du yem ci bopp borom ba tax na jàmmaarloo boobu amoon ca daara ji kawe ji nekk fii ci Dakar di université Cheikh Anta Diop doxoon ci diggante étudiants yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi mu mel ni loxoor am na ca daal di dal ca kaw benn étudiant. mu mel ni rek jamono ji nga xam ni nag ñoom ña ngay méttilu seen ay ñooñ yi nga xam ni nag ñoom lañ jàpp teg leen loxo ci bëccëg bi nga xam ni nag ñoom Guy Marius Sagna ña nga doon ñaxtu li nga xam ne moo di hausse du prix de l'électricité looloo tax na rek ba jamono ji nga xam ne étudiants yi ak takk der yi nga doon jàmmarloo foofu ci université Cheikh Anta Diop ba Dakar am benn lacrymogène nag bu daal di dal si ab dënnu étudiant mu nekk loo xamante ne nag étudiants yi ñaawlu nañ ko lool te rafetlu wuñ ko benn yoon.
Je suis le promoteur de IACD Barack Obama, l'Institut africain pour le commerce et le développement Barack Obama, qui ouvre ses portes en cette rentrée 2019-2020. Ceci est un message pour vous. L'Institut africain pour le commerce et le développement, IACD, Barack Obama, est le fruit d'une ambition, celle de donner à la jeunesse de notre pays les outils d'une bonne émancipation intellectuelle qui débouche sur une activité professionnelle riche et variée. À IACD Barack Obama, nous misons sur le capital humain qui nous exige de former des hommes et des femmes préparés à affronter les complexités du monde moderne. Nous voulons former des citoyens et des professionnels conscients des énormes possibilités offertes par l'Afrique et le Sénégal, tout en s'ouvrant aux apports extérieurs qui nous enrichissent et qui garantissent notre compétitivité. En nous basant sur ces valeurs, nous vous offrons des formations orientées vers la prise en charge des défis actuels. Une école de droit, une formation en communication et médias, la gestion des entreprises, une formation en logistique, une formation en télécommunications et réseaux. Nos formations seront délivrées par un corps professoral de très haut niveau avec des méthodes répondant aux standards internationaux. À IACD Barack Obama, nous offrons des bourses entières aux nouveaux bacheliers de toutes les séries pour leur assurer une entrée sereine dans le monde universitaire. IACD Barack Obama est une nouvelle université qui ouvre ses portes à la rentrée de janvier 2020. Venez la découvrir et participer au projet. Vous pouvez nous contacter au numéro suivant 77 712 30 35 77 583 48 41 ou vous rendre tous les jours de 9h à 18h dans nos locaux à Liberté 6, lot 8004 bis, près de l'immeuble Ferdinand Coly. J'espère que vous avez bien retenu notre message et que vous allez nous accompagner dans ce projet. Je vous y attends personnellement pour des cours en droit, en commerce international et en communication et médias. D'autres collègues éminents vous y attendent aussi pour des cours en logistique, en télécommunication et réseau et dans le domaine de la gestion des entreprises. ci la ñuy jóge daal di dem ci xibaar yi nga xamante ne moom moo soxal réew mi xibaar yi soxal réew bi nag li nga xamante ne moom moo ci jiitu moom mooy tere ndëgandiku gi préfet di Dakar tere ñii nga xam ne ñoom ñooy mouvement Ma Lank bëggoon jóg def doxu ñaxtu préfet daal di leen koy aaye. ñooñu mouvement boobu nag di waa ñoo lànk ñoo bañ ginnaaw nag ba ñu yokkee li nga xam ne moo di prix électricité bi chaque vendredi dañuy daal di wàcc ci mbedd Dakar yi di ngir mën a fesal seenu métit ba tax na rek bi la yoon marche bañ nar a amee ca place de l'indépendance dañ ko nar a defee looloo tax rek ba ki nga xam ne moo di préfet bu Dakar bañ lu ni mel looloo tax tamit mu daal leen di lànkal bu baax autorisation bu mu leen war a jox ngir ñu moo boo amal boobu les marches. tey ci wàllu mouvement ñoo lank boobu noonu ak seen doxum ñaxtu mu mel ni nag aaye boobu préfet de Dakar aaye leen doxum ñaxtu bi ñoom nag dañoo lank ne tey la ñu gën a mën a jóg def seen doxum ñaxtu. démb ci suba sax ñu doon am janook taskatu xibaar yi ba tax na rek mouvement boobu ñu ne suñu amee ndogal ak suñu amul ndogal la ñu yemale du tere benn yoon ni dinañ wàcc place de l'Obélisque def doxum ñaxtu bi nga xam ni moom la ñu namm ndax gis nañ li nga xam ni moo di prix de l'électricité yi nga xam ni Senelec yokku na ko instant bi c'est effectif ndax askan bi ku nekk su jotee facture am rek ma ngay ñaxtu bu baax a baax bi lay yokkute. ba tey ci wàllu doxum ñaxtu googu noonu ak mer bi am ci digg Sénégal ndaw yi faree ca parti mag président Macky Sall ñoom nag nee nañu duñu seetaan waa mouvement ñoo lànk noonu ndax dinañu jóg ñoom it jàmmarloo ak ñoom. looloo tax rek ba kii di Mbaye Ndiaye di leen tàcc bu baax a baax mu di waa COJER ñoom nag ñu jóg bu baax ngir jamono ji nga xam ne nag ñoo lànk ñoo bañ ña ngay amal seen marche ñoom tamit ñu daal di amal seen marche ndax sax am na ab mouvement boo xamante ni ñoom moom la ñu tëral duppee ko nag ñoo ko fal ñoo koy aar ñoom nag jamono jooju ña nga faree ci fi nga xam ni moo di ca Macky Sall ñoom tamit dañuy jàmmaarloog ñi nga xam ni ñoo di waa ñoo lànk ñoo bañ fas yéene ñoom tamit def seen marche.
kii di Mbëri Sylla faree ci président de la république moom nag nee na mi ngi am kontante ci ni nga xamante ne moom la taxawaay bi nga xam ne suñu police bi am jëmale ko ci ñii di doxub ñaxtu. moom nag ma ngay tàcc bu baax yooyu la takk der ndax ma ngi leen naan il faut les punir ñi nga xam ni nag dañ leen a bañal doxub ñaxtu boobu ñu nar a wàcc nag si tali bi moom ma ngi leen di tàccu nee na luñ ci war a def rek ci ay matukaay nañ ko jël ndax comme ñoom nanguwuñu benn yoon annuler seenu marche bi du tere rek takku der yi ñoom tamit dinañ jël seen ay matukaay bu baax a baax. ci lu soxal yokkum courant bi am ci réew mi ba tax ñëpp di jóg di dox ñaxtu mu mel ni am na koo xamante ne am na lu ko ca dal loo xamante ne lu tiis la ndax kat kii di Barthélémy Dias moom nag lànk ne du fay facture courant am na lu mu ko jural ca biir këram. ñu andil ko nag facture courant bu toll si 414 200 de francs CFA looloo tax rek ba ki nga xam ne moo di Barthélémy Dias ba ñett ni du daal di fay li nga xam ne moo di facture courant wam ci noonu rek ñu daat koy andil ab bon de coupure ba coupé lii di courant wam may ki nga xam ne moo di Barthélémy Dias ci page Facebook am moom nee na lu ni mel def ko dara ñoo xam bu leen neexee sax courant bañ a amati ci këram waaye bi la facture du ko daal di fay. ci la ñu jógee daal di tabbi ci xibaar yi nga xamante ne moom moo soxal xew-xew tay yi li ñuy njëkkee xew-xew tay nag promoteur banque bu mag boobu di Luc Nicolaï mu mel ni jàppoon nañ ko fi bàyyiwaat ko waaye mu mel ni takk der yi daal dinañ koy tegaat loxo. moom sax dañ ko condamné woon ci lu toll ci 5 ans de prison yi nga xam ne nag ma nga amee ca coowu Lamantin Beach bi nga xam ne nag dafa amoon af mbirum drogue boo xamante ni tolloon na ci valeur 300 millions de francs CFA bu fa amoon ci noonu rek kii di Luc Nicolaï moom mi nga xam ni sax jotoon nañ koo teg loxo mais dañ koo bàyyi woon mu daal di dellu këram démb ci ngoon nag la daal di takk der yi daal di wàcc këram ngir daat koy andiwaat fii nga xam ni moo di prison bi jamono ji nag ci li ñu mën a jàpp ni sax ci ay xibaar moom promoteur boobu boo moytuwul dina tëdd ñeenti ati kaso. footballeur bu mag boobu ñu ràññee ko ci suñu équipe nationale bu Sénégal mu daal di tojoon loolu suñu coupe d'Afrique bi ñu jógee muy Mbaye Diagne mu mel ni dafa am ak loxoor gu dal ci kawam ndax kat lu toll ci 30 millions la ñuy luubal ci alalam. moom sax Mbaye Diagne mi nga xam ne nag dafa amoon compte ci fi nga xam ne moo di banque islamique mu mel ni rek dafa am ñaari caissière yoo xamante ni dañoo détourné compte am boobu dindi si lu toll ak si 30 millions de francs CFA looloo tax rek ba mu daal di def ab plaintam ba tax na sax jamono ji ñaari jigéen ñi nga xam ne dañoo def bile mbir ña ngi ca loxoy yoon kenn ki nag bañ ko interpellé laaj ko ana lan moo tax mu def lu ni mel mu ni yaayam da feebaroon looloo tax mu daal di dem jël ci compte Mbaye Diagne li nga xam ne moo di 6 millions de francs CFA ngir mën a faj yaayam. ca la ñu jógee daal di tàbbi ci fële ñuy wax Paal nag la fa xew moom moo di ñaawteef ñett ay woyu ñoom ñoo dem cambriolé ñett lu tolloog ci ay boutique ba kenn ki sax dañ ne daf cay jëlee ñàkk bakkanam. ki ci ñàkk bakkanam di wuyoo si turu Isma Sow ñoom nag ginnaaw ba ñu doon def ab cambriolage ci benn boutique ba nga xam ne nag ki nga xam ne moo di vigile bi moo daal di woo ñi nga xam ne ñoo di gendarme yi ñu daal di ñëw def intervention sur place ci noonu rek ginnaaw ba nga xam ne ña ngay jàmmaarloog yooyu les takk der ci la daal di benn takk der daal di tiire mu daal di dal ci kenn ci defkatu ñaawteef yooyu ginnaaw loolu nag kooku jamono ji ñàkk na bakkanam ñeneen ñi ci des nag dañoo daal di daw jamono ji sax ñi nga xam ne ñoo di police ña ngi leen di seet waaye tegaguñ leen loxo. ba ñu desandi ba tey ci Paal ak la nga xamante ne moom mooy ñaawteef yi fa am xalif généralu Paal am ci xol bu metti loolu ba tax kooku ñàkk bakkanam muy Isma Sow mu daal di tere ne kenn du ko suul foofu ci dëkk Paal. Isma Sow moom sax mun nañ jàpp ni doomu Paal la ginnaaw ba mu ñàkkee bakkanam ci def ñaawteef bi nga xam ne mi ngi ko doon def ki nga xam ne moo di xalif général bi nag dafa ni ñett ni duñ ko suul ci fi nga xam ni moo di ci suufu Paal looloo tax rek ba ñi nga xam ni ñoo di ay mbokkam ak famille wam fas yéene rek dem di wuti ji benn cimetière bi nga xam ni moom lañ koy suul ci noonu rek ki nga xam ni moo di Ahmed Khalifa Niass daal na ci intervenir ndax nee na xalif général bi loolu nga xam ni moom la wax diine waxu ko islam waxu ko ginnaaw ñàkk na bakkanam rek dafa waroon bàyyi ñu suul ko ci fi nga xam ni foofu la sosoo foofu la cosaanoo. fa la ñuy jógee daal di tàbbi ci xibaar yi nga xamante ne moom moo soxal wàllu caada xibaar yi soxal wàllu caada nag liñ koy ubbee moom mooy ab clip bu yees boo xamante ne waykatu ambiance boobu di Bass Thioung génnee na ko clip bi tudd ci Chibiri bi. fin d'année bi nag ñu gis ni nag ñi nga xam ni nag ñooy daal di yëngatu ci wàllu musique ku nekk day daal di dëggal boppam rek mu di ay album
wala sax ay clip ñeneen ñi ay single ku nekk daal di wane boppam ba tax na rek ki nga xam ne moo di Bass Thioung daat nay génnee clip bu bees tàq daat koy duppee li nga xam ne moo di Chibiri bi nag si biir clip bi ñu gis ki nga xam ne moo di Bass Thioung ma nga naan dañoo war a jox gëdd bu baax ñi nga xam ne ñoo di xale jigéen ñi dafa mel ni rek ma ngay sant seen louange. bu ñu jógee ci loolu keneen ku indi clip bu yees muy waykat bu ndaw boobu génnee ci kër googu ñu naan Prince Art nekkoon ci Sen Petit Gallé doon way fi way bu rëy président de la République Macky Sall muy Soxu Bébé moom nag mu mel ni génnee war na clip boo xamante ne daf ko yóbbu ci beneen niveau clip bi nag mi ngi tudd Seyna. Soxu Bébé nag ginnaaw ba nga xam ne nag mi ngi wane bu baax a baax jamono bi ci chaîne musicale bi looloo tax rek ginnaaw comme na nga ko waxee rek ba mu woyee way bu am solo ki nga xam ne moo di njiitu réew mi Macky Sall mun nañ jàpp ni sax boobu way moo nekk li nga xam ne moo ko daal di lancé génnaat na feneen ci beneen facette bu bees génnee ab beneen clip bu bees tuddee ko Seyna ci biir Seyna bi nag ki nga xam ni mooy Soxu Bébé ma ngay déplorer bu baax di ñaawlu xale ndaw yi nga xam ni dañ leen di teel a may ñu daal di dem sëy seen biir néegu sëy yi nag seen jëkkër yi di leen métital ak di leen def lu ñaaw di leen dóor ak lu ni mel looloo tax rek ba mu joxe message bu am solo boobu ci biir clip bi. beneen clip boo xamante ne yëngal na li nga xam ne moom mooy internet bi mooy clip bu waa Safari di ñetti jigéen ñu yàññ yooyu di way waaye nag li ñu way mooy li nga xamante ne moom la bépp xale bu jigéen di rêvé muy Sa Takusaan. Sa Takusaan nag nekk clip bu bees bi nga xam ne nag waa Safari daan na koy way ñu nekk ñetti ndaw nekk ñetti jigéen waaye sax nekk tamit ñetti célibataire ba tax na rek ginnaaw clip boobu ñoom la ñu daal di xamle rek moo di góor bu baax lañ bëgg góor boo xamante ni da leen di takkandoo ñoom ñetti ñëpp ci ab tàkkusaan ñu sëyeendoo xam naa ni sax loolu moom du daal di yomb. ci noonu rek la ñuy daal di rek ndar keppee yooyu xibaar rek jéem a sóobu ci li nga xam ne moo di xibaaru people nga xam ne dañ koo jagleel ñi nga xam ne ñoo di nit yu siiw yi ñu koy dooree rek ki nga xam ne moo di Amina Poté di démentir bu baax a baax départam ci fi nga xam ne moo di TFM. ayu bés yi ñu génn coow li jib na loolu daal di jëmale ci ki nga xamante ne moom moo di Amina Poté ba ñuy wax sax ne nag moom dafa génn ci kër googu di TFM di kërug Youssou Ndour gi waaye moom nag ba mu ko déggee jural na ko mer ba futtu ba tax mu génn di wax ak ñii nga xamante ne ñoom ñooy journaliste yi ndax moom sax dem na ba traité de canard ki nga xamante ne moom moo bind loolu ndax li ko metti moom mooy fan la wax bi jóge ndax moom Amina Poté kat kër ga di Youssou Ndour fa la fas yéene kërug Youssou Ndour gi di TFM fa la fas yéene génnee àdduna foofu këram la kenn mënu ko faa jëlee tax xalaatu faa jóge ci àddunaam. ci noonu rek ñu gis ne ki nga xam ne moo di Serigne Modou Kara mi ngi ñëwaat bu baax ci diggante bi nga xam ne am na ko moom ak Serigne Moustapha Sy. ba ñu jógee ci gàmmu gi ba tey nit ñi yaakaar ne ñagas-ñagas dafa dox ci diggante kii di Serigne Moustapha Sy jiital Moustachidine ak Moustachidaat ak kii nga xamante ne moom moo di Serigne Modou Kara borom bax-baxaa waaye moom Serigne Modou Kara génn na daal di indi ay kàddu leeral ndax ku nekk xam na ñoom ñaar seen diggante ratax gi nga xamante ne rataxoon na ko ca njëlbeen la mu ca wax nag du lenn lu dul kàddu Serigne Moustapha yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci moom ci gàmmu gi ku yaakaar ne ay kàddu ñaawteef la sa bopp waaye moom li nga xamante ne moom moo am ci digganteem ak Serigne Moustapha ji moo di lu rafet ak lu baax ndax kat ci àdduna gisul nitu yàlla boo xamante ne gën nga baax wala gën a set xol wala gën a rafet xol kii nga xam ne moom moo di Serigne Moustapha Sy muy wax doomu aadama yi nag ne leen bu kenn yaakaar ne ñoom ñaar seen diggante lu ñaaw da say am ndax ay mbokk lañu bu dul dara kon nag kàddu googu noonu Serigne Moustapha yëkkati jëmee ko ci moom nit ñee ko jàpp ay xas wala lu ñaaw waaye moom la mu ca war a jël war ko cee jàngee xam na ko. ci noonu rek ñu gis ne nag kii di seetkat bu mag bi di Selbé Ndom moom sax dafa mel ni dafa am lu mu daal di gisal ki nga xam ne moo di Wally Seck. mu am habitude loolu léeg-léeg di faral di génn di wax ay gisaane yoo xamante ne da koo gis génnoon na wax ci ay nit yu siiw yu bëri waaye bii nag génnam bii mu mujjee génn da ko jëmale ci Wally Seck ndax kat nee na li nga xamante ne moom la gisal Wally Seck da ko gis mu taxaw ci diggu gétt amul benn barrière sol jasneer bu verte daal di yëkkati loxo ba di joxoñ li ko metti nag moom mooy xamul ndax Wally Seck ma ngay dégg ay waxam wala du ko dégg waaye gis na ni nag Wally Seck mi ngi ci yoon boo xamante ne bu ci yàlla àndee ku nar a bëri alal lay doon waaye koo xamante ne yoon bu nekk kenn du ko téye la mu bëgg nag mooy ñu jotale ko ay waxam te mu fexe Wally Seck moom moomu mu génnee jasneer bu verte daal di koy saraxe ngir bu bëggee ay mbiram gën a naat. ci noonu rek mu mel ni rek fi nga xam ni moo di TFM kër bu Youssou Ndour rek dafa am ku fa démissionné. ba tey ñu dégg temps yi yëpp ñu gis ni
am na ay animatrice wala ay présentateur wala présentatrice yu jóge ci ay télé dem ci yeneen télé kii nga xamante ne nag moom moo jóge ca kër Youssou Ndour googu am na kër gu mu nekkoon ñu si xamoon ko fa loolu muy Nana Aidara nag moo nekkoon ci émission bi daan ko ànd ak Tunkara moom ba mu jógee ci Tunkara ca la ko Bouba Ndour jëlee foofu ca émission boobu indi ko fii di TFM mu doon ànd ak groupe Pape Cheikh Diallo daan def yeewu leen waaye gis nañu ci ayu bés yi nii dafa démissionné fële ca TFM nee na nag malgré li nga xamante ne moom mooy coow yu sew yi am ci seen diggante Bouba Ndour ku baax la koo xamante ne ku mën a jàppale doomu aadama la amu fa kenn xaar ma yàlla waaye mi ngi dig daje ay soppeem ci yeneen i projet ak yeneen télévision. ci noonu rek ñu àddu rek dem ci beneen télé fi nga xam ne moo di D-Média mu mel ni rek ki nga xam ne moo di Bougane Gueye Dany dafa am ab foudre boo xamante ne dafa dal ci kawam. coow li topp na ko loolu moom Bougane Gueye Dany li ko waral moom mooy joni bi nga xamante ne moom mooy agence de transfert d'argent boobu fi indi woon lëmba fi coow li mënoon maye lool waaye indi woon fi ay xéewal di ko jagleel doomu aadama jamono jii nag ku nekk xam na ni joni dafa tëj te li ko tëj du dara lu dul ay ñàkk yoo xamante ne ñàkk nañ ko ay moyens te mu dal ci kaw joni ba tax nag ña doon liggéeyee ci joni daal di ànd def benn kuréel ngir fas yéene dal ci kaw kii nga xam ne mooy njiitoo joni di Bougane Gueye Dany ñoom nag la ñu wax nee nañu balaa ñoo def benn jéego wala di def benn ñaxtu dinañu àndandoo ñoom ñëpp dem seeti ñi nga xamante ne moom mooy xalif général yi kër gu nekk danañ seeti sa xalif général boole la ak Bougane Gueye Dany yamuñu ca dinañ dem sax si évêque de Dakar ñi nga xamante ne ñoom ñooy njiital chrétien yi dinañ dem boole leen Bougane Gueye Dany bu ñooñu réagirul deful dara dinañu taxaw jàmmaarloo kii di Bougane Gueye Dany ndax kat li mu leen amal ci ay koppar ci joni mi ngi toll ci 200 millions. ci noonu rek ñu gis ni nag fi nga xam ne moo di écurie Fass jamono ji daal dina yëngu lool ba tax na rek ki nga xam ne moo di Papa Sow dafa mel ni dañ ko fa dàqee. Papa Sow ñu tuddee woon ko le piment de Fass seggu Fass bëggoon ko loolu soppoon ko mu dëkk Parcelles mu mel ni waa Fass daal dinañ koy dàq ci seen écurie lu ko waral nag du dara lu dul ay règlement intérieur yu ñu génnee moom Papa Sow mu lànk carré bañ na du ko signé tax waa écurie bi daal di koy dàq waaye moom bañ ca waxtaanee ak moom la mu xamal nit ñi moom mooy Fass ñoom moom seen écurie jëlee nañ ko fa du addu ci lenn wala luy indi ay détails la mu xam ba xam ko moom mooy fii mu jëm ci kanamam li ci des moom mooy mu dem andi kii di roi des arènes Modou Lo te ñoom ñaar ñu bokk seen parcelle wala sax pourquoi pas moom mu créé écurie boppam daal di koy doxal ndax ñi ko créé fii ëppale wuñ ko lenn. ci noonu rek ñu gis ni jamono ji fi nga xam ne moo di langu rappeur yi yëngu na ba jéggi dayoo ba tax na rek ab clash daal dinay am ci ki nga xam ni moo di Dip Doundou Guiss Ngaaka Blindé Omzo One Lyrics ak ñeneen ak ñeneen nu mu demee noonu. ayu bés yi ñu génn am na ay kàddu yu ñaaw yu jug ci langum rap bi mu nekk loo xamante ne amul kenn ku ko rafetlu ndax kat ñi ko def dañu nekk ñoo xamante ne xale yi dañ leen a sopp loolu di leen déglu topp leen ba tax sax seen kàddu yooyu ba mu jibee daal di génn kenn ku si nekk dafa wër àdduna ku nekk di ko dagg di ko statut di ci waxtaan mu jur polémique bu bëri moo di kii di Dip Doundou Guiss kii nga xamante ne moom mooy Omzo Dollar kii ñuy woowee One Lyrical ak ki nga xamante ne moom moo di Ngaaka Blindé ñoom nag jamono ji ñu toll ñu ngay tibbante ay tànk kenn ku si nekk génnee sab way di ci yàq sa morom lu mel ni xamee ndax ñàkk déggoo ak ñàkk jiboo boo xamante ne dafa am ci seen diggante. ci noonu sax am na ñu bëri ñoo xamante ni daal nañ ci def ab réaction mu mel ni rek ki nga xam ni moo di Abba moom daal na ci andi ab yaatal bu leer a leer ndax dafa mel ni sax dañ ko ciy tudd. la indi wàllam ci coow loolu du lenn lu dul rappeur yooyu doon tibbante ay tànk ak a toñante bopp kenn ku si nekk di xas sa morom waaye nag xas bi fa nga ko jaarale moom mooy ci leelu Abba no stress moom nag ñaawlu na loolu nee na nag comme nag rap bi amul kilifa boo xamante ne mën naa dem ci yow boole la ak rappeurs yi li muy def mooy da leen di jaxase seen biir ba tax na nag mu yëkkati ay kaddu jëmale ko ci Dip daal di koy jàmmaarloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeneen rappeurs yi la mu leen wax du lenn lu dul nag yéen a bàyyi Dip ci li mu nekkee ndax boobu ba tey yéen a ngi koy seetaan lu ko neex mu def ku ko neex mu attaqué mu mel ni da ngeen koo ragal wala mënuloo leen ko dara. ci noonu rek ki nga xam ne moo di Nit Doff tamit daal na ci andi ab éclaircissement. mu mel ni ay tibbante tànk dañ ko min loolu ci diggante Dip ak Nit Doff ndax moom tamit rappeur la nekk ci langum rap bi waaye moom nag bii yoon li nga xamante ne moom moo di tibbante tànk boobu la mu ca wax lenn la ndax moom kat nee na amul jotu nekk fii di dagg sante ak mbéjante ak doonante parce que waxante kàddu gu ñaaw ndax kat jamono yi dépassé na loolu li muy def nag moom mooy képp ku ko xas mbaa nga saaga ko ndax ñëpp dañ ne lii Dip wax Nit Doff ko moom nee na moom nag dalay bàyyee mbedd mi mu tontu la te mbedd mi ngi koy tontul tontu yoo xamante ne xolam sedd na ci loolu
mu mel ni sax lu ni mel am na beneen këru rappeur bi nga xam ne réagir nañ si mu di waa Daara J Family. Daara J Family di rappeur yi nga xamante ni kenn jiituwu leen ci rap fii ci Sénégal waaye nag ñu nekk ñu jox bopp loolu respecté leen ndax fi nga xamante ne foofu la ñu toll ci àdduna wërngër képp ñoom nag la ñu def moom mooy ñaawlu mbir mi ndax kat nee nañu kaddu gu ñaaw ak saaga gu yàkkante lu mel ni xeme amul ci rap looloo tax nag lii nga xam ne moom la génération bii def ñoom nag nekkul lu ñu sopp nekkul lu leen neex nekkul loo xamante ne bëgg nañ ci. keneen sax koo xamante ni moom tamit andi na ci ab réaction mu daal di nekk rappeur boobu di Déggiti. lii nag nekk loo xamante ne képp ku nekk ci rap am ñaawlu nga ko rafetlu woo ko moo xam ñi leen jiitu la moo xam ne ñu tolloo génération moo xam ñi nga xam ne ñoo ngi ciy doogu dugg ndax kii nga xamante ne moom mooy Déggiti moom kat dafa bokk ci génération bi nga xamante ne bokk na ci ñi fi njëkk rap moom nag génn na daal di leen avertir ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mu jaar ci sa tur wax leen ne nañu arrêté ndax lii dafa doy bokkul ci rap nekkul luy defar rap wante lu koy saltel la te day tax képp ku leen nawoon mbaa mu jox leen cër dootu leen respecté ti nañu bàyyi xel xale yi nga xamante ne ñoom ñoo topp seen ginnaaw ak di leen dégloo ko di jaaraat ci li nga xamante ne moom la ñu wax. mu mel ni rek ginnaaw ba ñu jógee ci fi nga xam ne ñoo di rappeurs yi dañuy dem ci fi nga xam ni sax moo di télé yi mu mel ni rek am ñaari mbër sax la ñu mën a wax ñoo xamante ni jamono ji ña ngay laale mu di waa kër Youssou Ndour ak waa kër Bougane Gueye Dany. lu ni mel nag di am saabu sondage amee ci télé yi ndax kat dañuy toog jamono boo xamante ne dañuy natt télévision yi kan moo jiitu kan moo raw kan la ñuy gën a déglu ak kan moo joxe ay programme yi nga xamante ne moom moo gën a soxal askan wi natt bu mujjee bii ñu mujjee natt nag mu mel ne natt bi dafa génne ay résultats yu wax ne te kërug Youssou Ndour gii di TFM ñoom ñoo jiitu ñoo raw télé yëpp kërug Bougane Gueye Dany bii di Zik FM ak Sen TV daal di cay topp waaye mu mel ni loolu waa kër D-Média di kërug Bougane Gueye Dany gi ñaawlu nañ ko loolu ndax ñoom nee nañu ñi nga xamante ne ñoo leen di déglu ci àdduna ak li ko wër ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di seetaan ci àdduna ak li ko wër amul lu TFM mën a def te ñoom defuñu ko kon nag nattukaay yooyu noonu ñu nattee woon lii nga xamante ne moom mooy télé raw wala rajo yi raw nañ ko saytuwaat xool ñooñu ci yan anam lañ ko nattee ndax kat ñoom ba abadan daayiman ba àdduna di tukki këru Youssou Ndour gële du leen raw ndax ëpp leen programme nit ñi gënuñu leen seetaan amul lenn loo xamante ne ñoom ñu ngi koy dégtal doomu aadama yi te ñoom tamit defuñu ko. ci noonu rek ñu gis ni ki nga xam ni moo di Diaga nekk yaay ci ki nga xam ne moo di Wally Seck ma ngi koy jox ay conseils yu am solo. ab émission bu doxoon ci digganteem ak Pape Cheikh Diallo yeewu leen fële ca TFM la ñu invité Wally Seck ca waxtaan ba muy jib di wëyandi waxtaan wi neex loolu ci la ñu jël téléphone daal di oo ki nga xamante ne mooy Ndeye Fatou Diouf Diaga di yaayu Wally Seck mu wax fa ay kàddu yu daw yaram ndax la mu wax ci doomam kat moom mooy xamal na doomu aadama yi ne leen xëy na lépp loo xamante ne ponki l'islam la nit par force la koy def waaye am na loo xamante ne du force si nit te ku ko def yàlla dina la ci jàppale te moom mooy dimbali ay doomu aadama moo tax doomam jii di Wally Seck di taawam bu góor ñaanal na ko xamal ko ne ko baayam ñaanal na ko xamal ko ne ko famille gërëm nañ ko ñaanal ko waaye tamit ak askan wi waa mbedd mi yi muy jàpp di leen dimbalee kat di leen jox alalam ñaanal nañ ko ba sax nag moom ma ngay dem ba di ko wax naan kaan su ma xamoon ni boo bi nga juddoo nii ngay mel kon dinaa la boo teg téeméeri sëru dënk ndax kat yow siggil nga ma sagal nga ma daal di koy ñaanal ba xolam daal di tooy. mu mel ni rek yaay bu nekk loolu lay ñaan ci doomam mu daat koy siggil daat koy sagal internet yu enquête 221 fii lañ koy ndar keppee rek mu nekkoon seen émission Actu Week di leen jox dig daje rek si beneen semaine ci yeneen actualité nagam sab na yàlla. cant ak ngërëm ñeel na leen ci déglu beeg teewlu bi fii ci enquête 221.com ci seen émission Actu Week jërë ngeen jëf.